asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Xeweul TV yéen ñi bàyyi xel saa su nekk tey nag mooy suñu premier numéro di suñu émission bi di tali bi ak leen koy présenté di seen xarit seen doomu ndey Vieux Sall tey nag maa ngi dalal kilifa dalal doomu Thiès dalal doomu Grand Thiès di doomu ñetti kàdd muy le secrétaire général Omar Gueye tey moom laa fas yéene dalal suñu émission bii di tali bi monsieur Omar Gueye maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Thiès di leen nuyu Vieux yow ak sa cameraman beeg technicien bi. di leen jaajëfal di wax rek bu njëkk bi moom mooy. tey yàlla def na fan yi am na genre émeute bu fi amoon ñu wax soulèvement. te yàlla def am ñu fi faatu. tey di journée deuil boo xamante ni le président de la République da ko décrété pour ñooñu. ñu leen di ñaanal rek yàlla xare leen àjjana. amiin amiin amiin. seen suuf seen kaw. te am nañu yaakaar ci ñoom parce que liñ doon def. mën nañ ni rek xare la woon parce que vraiment ay jafe-jafe la woon. ñu jugoon ci yàlla tuddoon xëy na seen bis keroog la woon. ñu leen di ñaanal daal yàlla xaral àjjana. seen kaw. jërëjëf amiin naan kaddu yi yàlla na ko yàlla nangu ndax mën nga ñoo leeral tuuti kuy Omar Gueye. waaw Omar Gueye doomu Thiès la maa ngi juddoo Thiès. Grand Thiès quartier bu ñu naan ñetti kàdd. wax dëgg yàlla yaroo nag Cité Senghor parce que sama papa fa la ma joxe woon. ok ma boole alxuraan beeg nasaraan si. jàngee fii Thiès. jugee fi aussi def formation. fii Thiès travaux publics. nekkoon ci projet américain yi français yi depuis 85 ba léegi. jugee fa aussi ñëw yàlla def ma nekk ci transport bi. jugee fa aussi ñëw Dakar Dem Dikk. ba yàlla def wax dëgg yàlla ba ma fay jugee ba ma fay dugg ouvrier laa woon. waaye suñu borom dimbali na ma ci kattanam ba tey wax dëgg yàlla cadre laa Dakar Dem Dikk. macha allah. créé aussi benn mouvement. ànd doxal sa gox. fii Thiès ñetti kàdd. dëgg la. nekkoon coordinateur pôle 4 ci élection présidentielle yi. fii à Thiès. dëgg la jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu noonu. émission bi nag comme ni ma ko waxee woon léegi nii émission bi tali bi lañ ko duppee te gëm nañu comme xam nañu tamit yaa ngi biir CSA nga gérer fa département transport kon dinaa laaj seulement Dakar Dem Dikk bi nga nekk. yan jafe-jafe ngeen a jànkonteel ci tali bi. waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu ndax sama domaine la. parce que tey bu njëkk bi tali bi la ñu wax parce que mooy émission bi. tali bi nag bu ñu ko waxee dafa am ñu ko seq. ñi ko seq mooy doomu aadama yi. ak waruwaay wi ak tali bi ci boppam. cela veut dire. tey jafe-jafe bu ñu koy wax ci tali yi mooy looy njëkk a xool rek mooy accident yi am. dëgg la. te accident yi am li ko waral moom mooy oto bi walla tali bi walla nit ki. loolu nag yàlla def tey Sénégal ñu am ci jéego yoo xamante ni def nañ ko ba ñu xoolee xayma jàpp nañ ni daal Sénégal tali yi yu bari defar nañ ko. ba actuellement booy xool 3% rek moo des te loolu lu leer la. bon mu des lu ñuy wax parc bi mooy oto yi. oto yi tamit wax dëgg yàlla 70% tamit renouvellement parc bi ñoo ngi ci. beneen bi aussi moom mooy ñu xool nit ki nga xamante ni tey jii tali bi su baaxee wala bu baaxul oto bi bu baaxee wala bu baaxul nit ki nga xam nag moo ko yor. war a jàng am xam-xam bi di ko dawal. yàlla defit bi ñu xoolee accident yi yu bari jafe-jafe yi gis nañ ni nit ñi formation bu war amul ci ñoom mooy comportement bi ñu yor. loolu daal mooy ñett yi nga xamante ni am na ci jafe-jafe ci tëli yi ñu mën koo nag décortiquer. bu baax a baax a baax. ci bu ñu xuusee ci débat bi. dëgg la macha allah comme ni nga ko waxee léegi parce que dañuy faral di gis accident yu bëri dafay bëri surtout jamono yi ñuy bujjee génne accident yoo xam ne dañ ci tudd ay moor yu bëri moo tax ma ne des fois ci chauffeur yi lay nekk wala ndax ci oto yi lay nekk
waaw xam nga mooy li ma la wax dama ni 90% bi ñu ko diagnostiqué parce que man expert en sécurité routière la gis nañ ni daal lu ci ëpp ci nit ñi la ndaxte tey boo xoolee Dakar Dem Dikk ay bus la ñu yor te bus ku ne xam na ni am na doole goo xamante ni maanaam 260 chevaux bu ñu koy wax doole ji ñeenti téeméeri fas ak juróom-benn fi seen doole bu ñu ko boolee mooy moteuru bus tubaab bi moo ko defar bi ko tubaab bi defaree yaakaar naa ni defu ci woon porte bagage parce que defar na fu bagage yépp war a dugg cela veut dire duñ ko defaree ba pare dañ naan la bus bi tonnage bi bu yabul dara temps la bu yabee dara nag temps la maanaam bus bi mën na nekk 7 tonnes boo yabee ak bagage yépp mu nekk 10 tonnes noonu la ko tubaab bi calculer ba nga xamee oto bi boo koy dawal stabilité lay am boo xamante ni du am benn problème ci loolu nag yàlla def tey parce que accident yi bëri fan yépp boo ko xoolee presque bus yi la ay 16 morts ay 10 morts ay 5 morts te loolu li ko waral lépp mooy Sénégal formation bi war ci conducteur bi dawalkat bi moo fi amul parce que tey booy xool dañ ñu sécurité routière ñu ni code de la route ñaar la yoo xamante ni bokkuñu code de la route daf lay wax ni la tey ligne continue bii soo ko jaaree buñ la jàppee infraction bi lii la waroo def lii mais sécurité routière danaan la nag ligne continue boo defee lii musiba bii la lay jural par exemple bërki démb yàlla def na suñu infirmier ñun jaata tey ya Mohamed Jaata bi ab bus moo ko mbëkk ba mu dee ñu koy ñaanal yàlla xaru ko àjjana te li ko waral du dara mooy li ma la wax rek parce que horaire bu fekkee ni dafay ñëw yàlla def jaata jugee Dakar di dem horaire bi jugee booru Kaolack di ñëw kon defe naa ni moom mi nga xamante dafa yor bus yor dooleem jàngal nañ ko loo xamante ni booy doubler war ngaa mën a xam nan la ñuy doubler mooy oto bee di ñëw yow yaa koy gën a gaaw oto bi ngay doubler it yaa koy gën a gaaw moo tax ñu ni booy doubler oto da ngay xool à 150 mètres la visibilité soo xoolee visibilité 150 mètres la lisibilité bi nag lim lay jox moom mooy jël nga nag pour doubler oto bii kële yaa ko gën a gaaw mu am ñetti point premier bi point mort la deuxième bi moo ñëwee ba ci diggu oto bi muy deuxième point mort zone turbulente bi nag mooy boo demee ba langa oto bi ngay doubler su boobaa boo gënta gaaw kële gënoo gaaw kii en général mooy indi face à face tey suñu infirmier boobu noonu la ko bus bi rayee parce que bi muy doubler bii moom gënu koo gaaw dajeeg jaata di ñëw mu jàkkaarloo moom dóor ko sur le coup la dee kon loolu lépp manque de formation la parce que bu fekkoon ni tey conducteur bi formé nañ ko ba mu tollee fee gis muy oto bu ndaw xam moo ko gën a gaaw kon day teggi tànkam bàyyi ko mu jàll mu doubler kii mais il l'a pas fait te loolu lépp gis nañ ni nit ñi ñuy ñëw di dawal te li ñuy dawal xamuñu ko c'est pour cela accident yi bëri parce que Sénégal rek ngay gis kuy dawal bus te doo am attestation buy wanee ni dañ koo formé ci bus Dakar Dem Dikk gisagu leen ñuy dawal suñu bis di mbëkk di daanoog wala ñuy jël ay porte bagage di ko ci def parce que porte bagage boo ko ci defee rek données yi changé nga ko te beneen bi mooy da ngay gis bis yi pono mooy sécurité auto su pono te pono yooyu ngay gis trait yooyu nekk ci digg bi nga koy xool noonu maanaam buy taw 90 secondes yi ne xar-xar yooyu day dégager 5 litres d'eau maanaam day fàkk nii ndox mi pour pono bi mën di tegu mais bu usé dootul mën a dégager dara su boobaa conducteur bi formé woo ko amatul données yi stabilité stable amatul données yi changé nañ ko ndax poids bi ñu tegaat ci kawam moom moo tax bu ñëwee ci virage bu nee nii rek oto bi day dem nit ñi dee ñu naan ndogalu yàlla fekk booba ndogalu yàlla ña ngi koy nangoo ci
boo sababloo jàng li nga jàng xam ko mbir bu ñëwee sa kaw su boobaa ñu ndogal yàlla mais boo jàngul xamuloo loolu am ñu ni ndogal yàlla loolu réew mi dañ cee war a jug te déegi bari na lool nag wax dëgg yàlla bari na macha allah ci question yi moom leeral bi am na solo trop mais loolu tamit est-ce que yaakaaroo ci wàllu joxe permis yi la parce que am na ñu naan tali yi ñoo baaxul mais am na ñu naan ci wàllu joxe permis yi la waa dëgg la parce que xam nga ñaar moo am xam nga permis de conduire bañ nañ ko ba rouge la parce que danger la man doomu chauffeur la sam papa c'était le secrétaire général des chauffeurs de l'administration du Sénégal ñoom ba ñuy passé permis jamonoy tubaab yi booba pour ñu délivrer le permis de conduire problème lay doon parce que dañ la daan jël yóbbu la ba ci montagne nga freiné oto bi ñun la débarraayé ko te oto bi du arrière ñoom noonu lañ daan jàngee. loolu amatul léegi. te loolu amatul. beneen bi dañuy def sa bopp loo xamante ni li nga yor da nga koy xam parce que par exemple loolu Dakar Dem Dikk laa ko gis. soo ñëwee ñu lay formé dawalal fanweeri at mais boo duggee ñu lay jàngal nga xam ne mosu xamoo luy oto dañuy jël bus bi ngàdd la ko nii nga gàddu bus bi ñuy jàngal la xamal ni la bakkan yeeg yépp yaa ko yor. li newoon sa bopp ñu dindi ko def sa bopp loo xamante ni saa yoo toogee ci volant bi rek da ngay xam ni léegi c'est du sérieux loolu nag wax dëgg yàlla buñ ko wàccee woon daal ci informel bi parce que Dakar Dem Dikk comme li nga wax rek jafe-jafe télé yi bari na mais jafe-jafe télé bi daal mooy télé bi des fois am na yu réglementaire parc bi automobile yi aussi am na yoo xamante ni dañu màgget ñu war leen a changer parce que boo xoolee yenn accident yi lay muccal nit ña mooy oto bi bu nekkee en état nga takk sa ceinture de sécurité yàlla mën na la dimbali lu mu garaaw doo dee mën nga am ay kii nag ndaxte li tax ma koy wax ceinture de sécurité yooyu ngay gis benn bu nekk noonu nga koy gisee 3 tonnes 500 la ceinture de sécurité yi 3 tonnes 500 moo tax boo takkee ceinture tey oto lu mu am choc yow doo am benn problème mais boo takkul ceinture tey bu oto bi di daw 90 à l'heure bu freiné brusque yow nit ki soo takkul 2 tonnes ngay doon moo tax ngay jut nit ñi di bëtt pare-brise yi wala bunt yi di ubbeeku ñuy dem te loolu nit ñi dañ ko war a xam mais Sénégal xamuñu loolu da ngay gis seen de sécurité boo gisee police rek nga ni nii bu paree nga dem te yow lay aar te loolu lépp dañ ko war a jàngal nit ñi ñu xam ko effectivement waaw kon daal li may wax daal ci télé bi moom mooy na état changé parc bi ni mu gën a gaawee parce que tey Dakar Thiès gii ngay gis liñ fi waxoon dañuy changer les 7 places c'est très normal nañu wut ay oto yu mucc ayib ñu indi ko teg ci nit ñi loolu mooy liy dëgg parce que Sénégal nag waroon na ñoo weesu fii parce que sous région bi ñoom ñu ngi ci loolu te ñun ñoom boo xoolee Dakar Dem Dikk Mali Gambie Mauritanie ñoo ñëpp dañ daan ñëw Sénégal ñu leen di former ma wax la lii même Côte d'Ivoire bi ñuy wax tey jii Sénégal moo ko mënoon mais ñun romb nañ ci lépp nag parce que y a pas de sérieux te tamit ñi am xam-xam bi joxuñu leen liggéey bi waaw loolu daal xam naa ni télé bi daal doy na waar trop. wallaay doy na waar. waaw macha allah di fàttali mbokki téléspectateurs yi ak ki ñu dalal nii tey mooy monsieur Omar Gueye di secrétaire général Dakar Dem Dikk en même temps muy nekk secrétaire général kii CSA mooy woo nag mbokki sponsor yi naan leen émission baa ngi nii di tali bi képp koo xam tey bu ngaa jàpp ci tey ba mu gën a rafet ba mu gën a yaatu si numéro service commercial baa ngi nii 76 la 549 594 49 40 76 594 49 40 monsieur Omar Gueye léegi faaw ñu dugg tuuti ci actualité. parce que gis nañu jamono yi ñu génn population bi yëngu woon trop. mais damay gis lu bëri lu tax population bi heure bu yëngoo rek ñu songu bii si Dakar Dem Dikk yi ñuy taal ko wala yi ñu saccagé ko. waa xam nga loolu yàgg na fi waaye mooy li ma la wax rek parce que tey loolu yëpp communication la. mooy éducation foofu laa koy wax xam nga xale bu waree jàng na jàng su jàngul na jàng métier. mais Sénégal dem nañu ba actuellement la jeunesse ñu bari wax dëgg yàlla jàng nañu ñu jàng métier dëkk bi metti tey bu dee toj bis lu ñuy wax presque Dakar Dem Dikk Dakar la nekk les étudiants.
man mii di wax ak yow syndicat bi ma jiitee nekk central CSA ay jamono dem nañu ba sensibiliser les étudiants parce que jamono jooju dañoo jàpp suñu ñaari bis dugal leen biir université pendant 1 mois et quelques étudiants yi ministre bi ne du leen recevoir ñu dem ba waxatuñoo kenn man maa jug dem ci recteur bi ànd ak samay éléments bi ma demee waxtaan ak moom mu ni ma mënoo wax ak étudiants yi man maa wax ak étudiants yi éveiller leen ci Dakar Dem Dikk xamal leen lii patrimoine national la. tey yéen a ciy dugg ñun jafe-jafe bii ngeen am à l'université ñun jafe-jafe boobu la ñu am à Dakar Dem Dikk di ko dund. tey bu ngeen jëlee car bi ngeen saccagé ko toj ko car boobu nga bëgg a retourné waat di ko xaar heure bi yaa ko toj ña ngi koy dugalaat garage su boobaa boo waroon a dugg tey 9h xaar car bi 8h doo ko mën a gis te yéen a ko waral. te li ngeen di dund ñun la ñuy dund biñ leen éveillé ci loolu. yaakaar naa gisatu leen lu bari ñuy jàpp ay car wala di ko saccagé. mais nag suivi la waroon am mooy lan mooy état bi moom loolu rôle am la. kon am na part de responsabilité. mu gën leen a éveillé gën a xam lu waral loolu ñu jéem a saafara loolu. mais loolu amul des fois on nomme des ministres yoo xamante ni les étudiants dañuy jóg au lieu ñu teel leen a woo waxtaan ak ñoom ils le font pas. ñuy taxaw naan lii naan droit naan loi te fekk na waxtaan wax dëgg ca la. mooy comme que ñun demoon nañu daal ba éveiller leen comme Thiès kas yi am bërki démb. Thiès dernière minute la ñu jug. dëgg la parce que xam nañu ba ñu defaree corniche bi def fi ay lampe yoo xamante ne amul fenn ci Afrique ci lañ ñu yee. nañu kat yéen a ko moom bu ëllëgee lu ngeen mer bu leen ko toj di ko yàq parce que bu ngeen ko yàqee pour ñu amaat ko day jafe. ci la Ceesuwaay éveillé wu léegi pour ñu jug di yàq sax problème la ñëpp gis nañ leen. effectivement beneen bi aussi moom mooy may wax rek ni tey boo demee Espagne bu ñuy def ay marche ak yooyu bus yi la ñuy emprunté ñoom ñoo moom seeni bus dañ naan dañuy def marche tey jii kat Grand Thiès ñoom ñooy jug. RS ak waa R100 bus yi dañuy dem ñoo leen di jël ñoo leen di yóbbu ñu marche homme de ñu encadré leen ñu wax li ñuy wax demaat te Sénégal nag am nañu xel moom toll nañu foofu mais problème bi mooy les hommes qu'il faut à la place qu'il faut la état war a xam. effectivement waaw. macha allah loolu leeral yi am nañ solo am na solo trop mais di ñuy gis tamit lu bëri est-ce que taal yi jël pono teg ci tali bi taal. est-ce que yàq yi fi jàmbur yi est-ce que loolu faj na dara. waaw xam nga loolu lu tax muy am. Sénégal dañu am habitude bu bon parce que fii boo dee jullit wala ngay catholique kii day jël am ak gëm alxuraan kii bible. te la ñu jàngale yépp civilisation moo ci jiitu parce que nit mooy li ma la wax rek buñ la formé nga ñëw ñu formé la ou bien nga dem ndongal daara yar lañ lay jàngal. tey jii opposants yi ak état. seen communication moo baaxul parce que discours yi ñuy joxe. moo tax tey jeunes yi dem ba à la fin bu ñu meree xamuñu lu ñuy def luy loolu xoolal li gën a grave. tey ñun ñu ñëpp ba ñuy jàng soo masaana gis sa maître da nga koy laqatu. loolu am na moom ngay gën a ragal sa ndey sa baay. mais tey bu ñu demee ba ay xale 7 ans 8 ans 10 ans di génn ci classe yi di yuuxu di taal di def loolu. kon nañu xoolaat suñu bopp ñun Sénégal et je lance un appel. je suis un syndicaliste les enseignants. defuñu dara de parce que dafa métti ñuy teg ay protocole d'accord yoo xam ne ay ati at état war a taxaw ne lii manee naa ko nii ak nii ak nii ak nii ak nii te yooyu yëpp du am mu dem ba léegi lépp jaxasoo ku mer taal ngay def moo tax taal pono yi nga gis entrave la. parce que loolu la ñu am pour xeex. mais bu ñu demee ba ragalatuñu jàkkaarloo ay lacrymogène ak yu kenn xamul kon dans ce cas là c'est un autre problème boo xamante ni man daal fi ma koy delloowaat dëgg. mooy éducation. parce que comme li ngay wax taal man dama am benn mouvement bi. waaw vraiment parce que ñetti kàddu googu noonu. ngay wax noonu sax. vraiment macha allah yor nga fa mouvement des jeunes bu yaatu. ndax heure boo jógee ñu jóg encadré la. te gis nañ tamit taxawaay bu am solo nga am ñetti kàddu ak Thiès. mais tamit c'est que comme xale yi 13 ans yi nga 14 ans yi. est-ce que parents yi amuñu ci part de responsabilité.
parce que sa doom su waree jóg di dugg ci naka su noonu yaakaar naa ni parent war na cee wax wala mu taxaw ci. waa xam nga jamono moo metti ba parents yi ñu ci ëpp mën naa ni nekkuñu fi dañuy xëy dem yaa ngi dégg liggéeyi seen yaay ñoo fi nekk te li may wax rek mooy éducation bi la rek am nañ ci nag part de responsabilité parce que part de responsabilité mooy am na lu bari yoo xam ne yaa ko war a jàngal sa doom dangaa war a jomba def lii dangaa war a rusa def lii xamal ko boppam parce que loolu lépp day dellusiwaat ci histoire du Sénégal buñ ñu doon xamal histoire du Sénégal ñi fi nekkoon nañ daan bañ ñoom Seydi Hadji Malick ñoom Serigne Touba ñoom Bou Kounta ñoom Lat Dior ñooñu ñëpp buñ ñu ko doon jàngal tey lii am du am mais actuellement jàngalatuñ ko te loolu c'est l'état du Sénégal tey ay français la ñuy wan ay américain ay yu kenn xamul looloo tax ba actuellement problème bi demee nii te loolu nag li koy faj mooy nañu dellusiwaat nit sooy dem ba xamatoo foo jëm nga delluwaat fa nga jógee woon nañu delluwaat cosaan bu ko defee yu bëri ñun du suñu culture xamuñu ko. la jeunesse su boobaa dinañ leen mën a gérer bon beneen bi aussi mooy mouvement bi ba ma ko créé. man avant may dugg ci politique li ma dimbali ci jeune xaw ma nu mu toll. yaa ngi dégg te foofu laay wax le président yàgg nañ di ko wax. parce que tey da ngay xool Thiès Ouest rek laay wax. y a 19 quartiers. mu amoon ay coordinateur man tey jeunes yi dañ ma topp lu ma leen woo ñu wuy si ma te aw ma dara parce que dama leen a yëg ànd ak ñoom am lu ma wane moo tax tey ñu topp ma. ma créé un mouvement bëggoon tey ay jamono pour ñu créer ma jox ma fii ci àll bi ay hectares nga xamante ni tey di nga mën a jël ñu financé la nga jël la jeunesse dugal leen fa. mais duñ ko def. yaa ngi dégg beneen bi Jakarta yi muy moyen de transport boo xamante ni tey yéene gi nii. effectivement loolu question yi noonu macha allah sax. bëggoon naa ci ñëw. parce que vraiment gis nañu syndicat ci yeneen facettes yi lañ ko doon dégg. mais bu ñuy jékkee-jékki dégg syndicat de Jakarta man. affilié à la CSA. muy waa SACGIS. bi ma waxtaan ak ñoom ñu ne yow yaa leen affilié loo à la CSA ak lan moo waraloon nga yóbbu leen CSA. waaw xam nga boobu jeunes yi mooy li ma la wax rek. bi may créé mouvement bi am na ay Jakarta maan ak ay étudiants ay lu kenn xamul. ñoom ñëpp mais bi ma gisee Jakarta maan yi jour bi ñu reyee. ma Fatim Mbaye muy sama koñ. affaire bi ma fekkee ko ànd ak yéen nekk police ak tribunal fu ne ci laa ne nag xaaral jug jot na ci laa taxaw ne leen nii ngeen bëgg a régler problème bi taxawal leen syndicat. ngeen xeex seen àq ak yelleef ci laa ñëw taxawal leen syndicat. bi ma leen taxawalee syndicat yi comme que CSA laa jëm ñu nekk ñu affilié foofu la taxoon booba dama doon wan Sénégal parce que transport c'est le poumon de l'économie du pays dem ak dikk moo yor am réew. effectivement kon tey bu ñu demee ba Sénégal Jakarta génn di 2 roues jeunesse bi ñëpp nga gis ñi am métier ñi am ay licence ñi am maîtrise ay mag ñoo xam ma suñoo liggéey dem ba Jakarta jug ñu tax ñu liggéey am ay jabar lu nekk kon la waroon mooy état accompagner leen régulariser leen mais ñu bañ di leen mettital affaire bi metti lool di leen ñuy dóoru ñuy ay bal ci laa jug nag ne lii duñ ko nangu on va se battre awma dara nag ma ànd ak xale yi di xeex di rayante politiciens yi fii lañ jugoon ba ñu reyee ma faati lan moo taxoon ñu ñëw ba ñuy wax ñu mais non boobu lañ leen fàtte. ñun ñu toog di gëm suñu bopp di ñafe ba heure bii yaakaar naa ni ba mu yàggul woo nañ leen ca mairie ba. effectivement yaa ngi dégg. parce que problème mu carte grise ay problème assurance yooyu yëpp xam nga dañ leen ko doon teg beneen bi di gënoon a métti mooy wax naa ko à Dakar. mbëkk mi gaal bi boo yi dañoo dem ba Jakarta boo liggéeyee le soir nga ñëw benn policier taxaw li nga liggéeyoon yépp mu jël ko sa adduna day tukki xamatoo foo jëm yaa ngi dégg. ñu wax bay bëgg a dee soo demee police doo am dëgg soo demee tribunal doo am dëgg boo demee gendarmerie doo am dëgg et pourtant c'est des Sénégalais ñooñu nag tey ñoo révolté wu nii ànduñoo kenn ànduñoo ak ay président ànduñoo ak ay Sonko de. kon révélation bi am ni daal mën nañu du Sonko du président. mënut a doon Sonko parce que man mi maa ngi nii mouvement laa yor ànd ak président nëbbatuuma làqatuuma mais samay booy ñoom ñépp dañoo jugoon parce que li tax mooy yéene gi ma am ci ñoom bëgg ñu jox ma jox leen mënuma ko parce que duñ la déglu. effectivement
bu ñu doon déglu base bi parce que man maa nekk en permanence ak contact ak base bi ñoom ñu ne ca kaw kon nag affaire bi dafa war a wàcc ci base bi su boobaa problème du am moo tax je lance un appel. docteur Ndiaye. ku ne xam na ni Siré Dia lu ne def na ko fi waaye entourage ba moo baaxul woon tey waxoon naa ko Ndeye Tické barki dem bi mu ñëwee entourage bi moo baaxul. ay jàmbaar lañ ñoom mais tey jii docteur Ndiaye nommé nañ ko ministre te demoon na ba xaddi nar a bàyyi. waaye ñàkk du réer boromam maa ngi koy demandé nag moom na delluwaat ci base bi na mu meloon di wax ak ñi mu daan waxal wala mu wut ñoo xamante ni dañuy xool askan wi lu leen miti ñu koy indil mu def la mu sinon du baax. parce que man ku ne xam na man duma leen raay duma leen neexal lu ma am tey jii ba nekk secrétaire général ginnaaw yàlla ak samay waajur dama koo ñafe ba doon ko ñoom sama teraanga dañ ma koo fekkeel kon nag li ñu soxla rek mooy la jeunesse. jàppale leen te la jeunesse actuellement vraiment metti na parce que da ngay yor sa papa ak sa yaay xëy bëgg leen a dimbali mais xamoo nooy def lu ne ñoo ngi ci lu nekk laa la wax ñoo ngi ci. sama doom ak doomu keneen kon lii daal li ma ciy wax mooy. signal la boo xamante ni am naa yaakaar man de li ma man président laa àndal lu ma man ba mu déglu ma dinaa ko def. incha allah te am naa yaakaar bu ñu dégloo ñun ñi ne ci base bi. lu bari dina saafaraw. incha allah rabi waaw. jërëjëf mbokk yi kii mooy Omar Gueye rek mu di secrétaire général Dakar Dem Dikk macha allah gis nañu nga taxaw ci jeunesse bi lu bëri kon suñu diggee bu baax a baax jeunesse bi dañu amul appui bu baax moo war nañu révolté wu daal. waaw xam nga tey boo demee Grand Thiès ku ñuy wax BFF Babacar Fall. doomu Grand Thiès la ñoo bokkoon benn classe. yàlla dimbali ko mu ne Ndakaaru am alal ju bari macha allah mais ba mu ñëwee dem Thiénaba lijjanti ay hectares pour def ay projet mais ay doomu Thiès yor ndombal tànk ñoo ko bloqué ca président ca kaw. pour affaire boobu bañ a réussir parce que bu réussiree ñu ni Babacar Fall day dem xam nga ni idée yooyu idée arrêté la. kon doomu Thiès daal ñoo liggéey loolu. doomu Thiès yi laa lay wax président ñi mu jox ndombal tànk ñu ne fi na leen xoolaat tey boo xoolee nga dem Habib Niang bu dëkk Jaxaaw. Habib Niang alalam lay jël di liggéey bu rafet xam nga man ñi may wax ànduma ak ñoom man am naa fulla créer mouvement comme ñoom. mais ku fi def lu baax ñu wax ko ñooñu la président war a xool. jàppale leen kees a tax may wax Sénégal fépp noonu la demee. ñay rey seen bopp nekk ci base bi bu élection amee ñu ñëw ne leen yéen la bu paree dañ leen di sànni ca xaj jeunesse bi nag ñooñu la ñu àndal moo tax ñu fippu président bu bëggee régler problème bi na wax ak gars yi ci base bi su ko defee am 300 milliards xaw ma et quelque bii mu bëgg a génnee nii. balaa mu koo génnee na ko xoolaat. incha allah parce que buñ ko tegee ci kaw gars yi fi ne woon. dinañ ko lekk te su ëllëgee nag. man da laa wax du ma doon magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko. parce que Thiès mën nga ma ëpp alal mais Grand Thiès de maa doon coordinateur bi. waaw loolu moom wóor na moom. ma Paul 4 Grand Thiès gën a danse foo gis te du dara nag du million du dara jukko ji jom ji di wax dëgg bañ a fen bàyyi naxee bi. effectivement te nag dañ ko dul sax nangoote nag problème bi mooy xam nga lan la dañ ko dul nangooti. président moom dañ ko koy wax dootuñu ko nangu moom la ñu àndal ñun nëppatuwuñu de parce que li mu réalisé bëri na mais feeñul parce que kenn fësalu ko. dëgg la jërëjëf mbokk téléspectateur Xeweul TV daa mel ni li ñuy cërale woon ci ay waxtu jeex na wax dëgg yàlla ki ñuy dalaloon tey muy monsieur Omar Gueye di doomu Thiès doomu Grand Thiès di doomu ñetti kàdd dégg nañ ay kàddoom macha allah tamit di jàmbaar fii ci Thiès. lu bëree bëri taxawal na ko fi monsieur Omar Gueye dañ lay delloo kàddu gi rek ak looy tàggatoo ak mbokki téléspectateur Xeweul TV yi. waaw di leen sant di leen gërëm. vraiment di remercier aussi le maire. bi ñu delloosee seen xel ba woo les jakartaman war a xool léegi nan lay leen régulariser. ñu nekk en règle parce que waxoon naa ne ku koy fay juuti rek. booba yaa ngi en règle. ginnaaw nag léegi taxaw nañ pour régulariser leen dañ leen di sant rek di leen accompagner xam ne ni ñun ñëpp benn lañu di wax rek nañu tàppe xol yi
te tamit muy opposant muy parti au pouvoir ñun ñëpp nañu xam ni daal déclaration yi ñuy génnee nañ ko xoolaat parce que bu fekkee ni yaa war a wax te soo waxee wax ja c'est pas à comprendre la su boobaa xoolaata li ngay wax ndaxte kat Sénégal gii bu dee ëllëg da ngaa bëgg yor Sénégal boo ko taalee su ëllëgee boo ñëwee doo fekk dara loolu moom laa ni woon daal wax dëgg yàlla dinaa ko tëjee di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla aussi vraiment seen kii bi moom yàlla dimbali ko ba mu doon télé bu mag a bokk parce que yaakaar naa ni lënoo si xaw ma lan xéewal TV moom wax dëgg yàlla kooku moom na xéewal yi di baawaan rek baawaan goo xamante ni suñu borom taal ko mu tàkk te dëgg rek di fi am incha allahu rabbi waaw incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox dig dage incha allahu rabbi ba beneen émission muy tali bi ki leen ko doon présenté di seen xarit seen doomu ndey Vieux Sall di leen jaajëfal bu baax a baax yàlla na jàmm sax ci yéen sax ci ñun jërë ngeen jëf